jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees bokk na ca ni sigi coox ay jàppante am diggante ndaw Pastef ak ndaw ñun tuumaal ñu bokk benn bokk yaakaar coow li ba léegi jeexagul. Ousmane Sonko sàng la gont dut baaraam police nee na police ci boppam moo taxawul taxawaay ba ca war ci wet ga itam duduka fi mu toll nii tembe ma ngay def point de presse daañu si ñëw ci biir xabaar yi waaye jàpp leen ni imaam ak ulama yu Sénégal ñaawlu jàppante yi am ba am ci gaañu gaañu daañu ci dëkk ñoom imaam Makhtar Ndiaye na mu gën a yaatoo doon ci bokk itam lu jëm ci kilifa ak Simon ndaxam dañu leen bàyyi néggandikoo ndim luñ ci mañ doon seeni avocat am ci yaakaar maître Moussa Sarr ba ci kàddu ni bépp jëmtukaay bu nu waroon na lijjanti bi doon ko ba dugal nañ bataaxal bi tax ñu am bàyyi néggandiku dañu ko dégg itam ci biir xabaar yi fi ñu toll ni tembe ubbitem école bi ub na bopp yenn waajur yi élèves yi ndax jamono fi mu toll naqari am koppar jafe lool teewul yenn borom kër ñu ngi góorgóorlu ngir fexe daf seen bànneexu doom amal ko ay jëmtukaay yu mën a jànge daañ ci ànd ak gëstu maam Alassane Seck tam ci biir xabaar yi daañ ci boole pàcc bi ñu jagleel toog tekk ci réew mi rubrique bi nduppee réussir daañu ànd ak kii di soxna Racky Dafem moom ci boppam ma ngay ko ci cal di defar ak a jaay ay fawukaayu xale yun defare fii ci Afrique waaye itam cosaanu Afrique daañu ci ànd ak Seydina Oumar Kane lii moo gën a fees niskis faram-fàcce gi. nuyu leen gërëm leen ci ànd beek ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum politique coow lu jeexagul na gën dim waxtu yu tembe daanaka Ousmane Sonko ni ay ndaw ñoo ko song ndaw yi ko song tamit mu ni daal fi ñu toll tembe am na fu nu bokk ca mooy ndaw Benno Bokk Yaakaar ànd ak Doudou Ka moom seqal géewu politique yi daanaka sigi coor lu mu ci mën di doon Ousmane Sonko sàng la doon janook taskati xibaar yi jot na ba ci kaddu duut na baaraam police jàpp ne yu jig njàkk ñoom ñooy njàkk ndax ñàkk wolloog ñàkk atte ñu teewul kàddu Ousmane Sonko. donc li xew démb ñu ngi koy déplorer. commencé ci déplorer attitude police sénégalaise. réew mi amul police politique la am. police à la solde de Macky Sall la. ñu koy déplorer. ndax bi coow li commencé waa UNACOIS dañu jël seen téléphone woo police devant moi. woo police ne leen situation am na fii ñëw leen. Ziguinchor c'est pas une grande ville. embouteillage amu fi amul benn problème mais li gën a yéeme mooy police ñëw na ndax bi ñuy génn ñun ñu ngi leen fekk ñu taxaw ci kaw tali marché bu kon dugguñu sax ci koñ bi andi benn pick-up où il y avait 2 policiers. C'est déplorable cette attitude de la police nationale te je les considère comme complices de ce qui s'est passé. su bakkan ratoon ils auraient une responsabilité. À quoi ça sert ñuy fay ay policiers ay salaires su des situations élémentaires bu amee mënuñoo ñëw interposer wu pour que yenn extrémités yi ñu bañ cee egg. C'est une attitude irresponsable. C'est pas une attitude professionnelle te police sénégalaise tàmm na ko. police sénégalaise day sotle Macky Sall. fu problème am entre opposition et pouvoir police Macky Sall day dem di sotle le pouvoir. et ça c'est inadmissible, il faut que ça finisse. parce que Macky Sall fayul police suñu impôt ñun ñii ñëpp mooy fay police. je n'indexe pas les policiers individuellement xam naa ni léeg-léeg ñoom ñoo ñuy gën a am lu leen naqari. mais ñi leen di jox ay ordre laay waxal waxuma les policiers individuellement kenn gënu leen nekk patriote te xam naa ni léeg-léeg ñoom ñooy gën a am lu leen naqari. mais c'est un corps paramilitaire suñ leen nee def leen ñu def suñ leen nee toog leen ñu toog. kàddu ko njiitu Pastef Ousmane Sonko ci Ziguinchor jamono ji àdduna ngeen di teewlu jamono ji tembe Doudou Ka mi ñenn duut baaraam ci wàllu gudimel moom it kàddu ma ngay jipp daañu ci ànd ak sunu correspondant ba ñu fa nekkal jamono ji kon mi ngi ci ab conférence de presse jëmul balaa xibaar yi jeex ñu ànd ci ak moom la mu jibal ci kàddu waaye kàddu tam jib na ndax xeexoo bu amee lu ci ëpp ay ndaw ñoo ko seq ñëpp di ay doomu réew mi lu tax kon ay ndaw di xeexoo ci seen biir ba ci amee gaañu yenn ci ay waajur jàpp ni lu su war a mën a soppi la élection ci Sénégal naam ak seegul ay coow tàmbalee am mën naa xajamal lu bari ñu bari jàpp tamit war nañoo gën a waxtaan ci suñu biir ba déggoo waaye tam jëm ci mbirum ndaw ñi ñu xuus ànd ak gëstu Pape Madiakhate Sarr. ay ndaw yuy taxaw ci kanamu homme politique yi di leen xeexal loole bëri na lu ñu koy gis ci terrain politique gi ba tax sax ñu bëri ci askan wi di ko waxtaanee ci wetu jaaykatu café bi
ku ne am nga gis-gis ci mbir mi ñenn ñi jàpp ne ndaw ñi lu leen dal rek ñoo ko teg seen bopp. man système boobu ni ma ko gisee man jeunes yi si boppam ñoom ñoo war a am xel lii su amee ñu bañ a si dugg parce que dama xam ne tey nii ku nekk yaa yor sa responsabilité boobu tey nii loolu su amee ku ci gaañu yaay faj sa bopp kenn du la toppatoo te ñooñu suñ la si dugalee si loolu damay ne après soo si amee problème dañuy génn bàyyi la. leneen loo xam ne it ñenn ci askan wi jàpp nañ ne moo waral mbir mi di wéy ba léegi mooy ñu bari ci ñoom amuñum xëy te soxla na ñuy koppar. je crois que désespérance la quoi maanaam boo xoolee ak réew mi fu mu toll jamono bi nu mu toll pauvreté bi kii bi facteurs yooyu yëpp da ciy jouer quoi loolu tax jeunes yi di pousser di jël la plupart boo gisee xaalis moo tax ñu siy dugg la plupart boo gisee xaalis moo tax ñu siy dugg wala daa am loo xam ne mi ngi si biir moo siy dugg. ngir mën a moytandiku amee gaañu wala sax ñàkk seen bakkan ci yenn jàppante yi am ci diggante waay politique yi ñi ñu dékk sunu micro jàpp ne faaw rek ndaw ñi daldi yeewu ngir lànk ñu leen di jëfandikoo. dañoo toll ci jamono ji nga xamante ne dañoo war a conscientiser jeunes yi sur beaucoup de choses ci mbir yu bari yi nga xamante ne ñu ngi xew ci réew mi c'est-à-dire il faut ñu xam ne politique certes baax na mais bon lépp nañ koy defee dans les règles de l'art quoi moo gën bien vrai que am lu la metti nga manifester ko génnee li nekk sa xol lu normal la te aussi lu yoon may nit la mais lépp nañ koy def dans les règles de l'art quoi. ci fàttali altine gi ay jàppante yu metti ñoo am fële ca Ziguinchor diggante ay farandoo yu Doudou Ka nekk ca APR ak it ñoñi Ousmane Sonko yu Pastef ay ndaw yu bari sax jëlee nañu ci ay gaañu yu metti. ay ndaw yu bëri jële ci gaañu yu metti ñëpp di ay doomi réew mi bu fekkente ni waxtaan ak ndaw ñi ba seen xel dellu siwaat ñu gën a xam lan mooy seen taxawaay fu jamono toll ni tey ñii di imam ak ulama yu Sénégal seen kàddu jib na jëm ca la xew na gën a démb ca daanu Ziguinchor muy jàppante imaam yi ni lii mënta nekk lu xel di nangu nan ko dakkal na mu gën a gaawee ndax garabuk ay lu koy dagg ca suuf moo gën lu koy suuxat ndax bu meññee musiba lay jur ci mu réew imaam Makhtar Ndiaye lay wuyoo kàddoom jot naa ji bëgg ITV. waaw association nationale des imams et oulémas bu Sénégal à travers son bureau exécutif noo ngi condamné di ñaawlu lool incident yi nga xam ne xew na démb fale ci Ziguinchor ci diggante Pastef bu Ousmane Sonko ak ci Benno Bokk Yaakaar bu Doudou Ka muy ay incident yoo xam ne wax dëgg yàlla du lu ñuy ñaawlu la te nekkul loo xam ne dafay honorer sunu démocratie ci loolu imaamu Sénégal yëpp ak oulémas yi noo ngi lancé appel ci dal au calme à la retenue et surtout encore au sens de responsabilité ba nga xam ne acte yu mel nii bu mu fi xewati ba nga xam ne tamit jàmm ji ak dal gi ak cohésion nationale surtout nu mën ko consolider ci réew mi ndax noo ngi dem ci ay élection nañ ci dem ak dal nañ ci dem ak lépp loo xam ne violence la nañ ko moytu lépp loo xam ne fitna la nañ ko moytu ci réewu démocratie la nu nekk ku nekk am nga droit vraiment doxal li ngay doxal waaye nag ci kaw jàmm ak salaam ak dal lépp loo xam ne violence la imaamu Sénégal yi donc koy condamné di ko ñaawlu lool ak fu mu mën a jógee nag. kàdduk imaam Makhtar Ndiaye yore bànqaas bi dénk jokk jolante xibaar ci biir kuréel gi ëmb borom xam-xam yu Sénégal yi la di imaam ak ulema kàddoom jib su naataango yu i rajo xabaar yi wéy leneen mi ngi jëm ci mbirum yoon ba tey jàppaleen ni ñii di kilifa ak Simon ndax xam dañ leen bàyyi négandikoo ni am déet lum ci mën a doon seeni avocat ni am nañ ci yaakaar ndax ñoom def nañ la ca war bataaxal bi aaje jébbal ci kanamu ëttu attekaay bi def nañu ko muy demande de liberté provisoire muy bàyyi négandiku gi ñi nag fi ñu toll nii lañ ca def dëxañ ko ca leeral na lu bali kon lu tax ñu war leen mën a bàyyi kenn ci avocat yi maître Moussa Sarr jokkoo ci ak El Hadji Malick Cissé. déposé nañ ko ginnaaw bi ñu leen dégloo ci li ñu leen doon tuumal jox nañ ko juge d'instruction bi donc ñu ngi xaar dogalam xam nga demande bi bu yegsee dañ koy envoyé au niveau du procureur pour mu joxe xalaatam li ñuy wax avis donc ñu ngi xaar jombul fi ak fan yi danañ xam ban dogal moo ci tukkee am nañ ci yaakaar bu wër parce que li yoon santaane pour ñu mën am liberté provisoire daje na ci dossier bi
moo di ne tey déglu nañ leen ci ñu doon tuumal ils sont présumés innocents am nañ garantie de représentation mooy ku ne ci ñoom am na foo dëkk suñ la wooye nga mën a wuy si kon tey jàpp nañ ne ndegem suñu yoonu réew dafa ne principe bi mooy liberté exception bi mooy kaso mooy tey gisuñu lu tax ñu war a toog kaso ba léegi donc am nañ ci yaakaar bu wër boo xoolee liñ ne moom la ñu def te ñoom ñu weddi ko nga xool tuuma yi nga xam ne moom lañ teg si seen ndodd da ngay xam ne tuuma yooyu teguwul ci dara lu dul ne dañ leen bëggoon a téye yóbbu leen kaso donc loolu moom lu kenn dul na table la beneen mbir bi ci nekk aussi vidéo boobu ñu enregistré ñëpp adduna bi yëpp xam nañ ne loolu infraction la ba tey ginnaaw bi avocat yi déposé plainte le 14 septembre ba tey au niveau de la division de la cybercriminalité gisuñ ci dara lu ci tukkoo lu ci juddoo te li ñu xam mu jóge ci suñu loi réew mooy sénégalais tous les sénégalais sont égaux devant la loi ñëpp a ci yem lu tax infraction boobu ne fàng ba tey amul benn jeexital yéexaay bi jaxal nañu ak ci lan la teg. xabaar yi wéy ci leen soxal Sénégal jëm ci ubbite école bi jàpp leen ni coow li jeexagul naam borom kër yaa ngi waajal ngir seeni doom dellu ci l'école bi waaye nag jamono xaw a metti lool nagam ci tànki poste lañu bëgg a wax ndax ñàkkum koom lu mu ci mën di doon njëg yi xaw a yokk lool boole ci ak mbas maak la mu jur ci ak jafe-jafe ci wàllum koom-koom gi borom kër yi nag war a fexe ba seeni doom dem ci l'école bi jëmtukaay yi soxlawoo moo xam dal ak saak ak la ca aju di ay fourniture lu ni mel tax na borom kër yi ku ne ngay nab nabi ak a koccal nu mën a lijjantee doomam doonte jamono metti nam ñu xuus ànd ca gëstup ma Alassane Seck. ubbite école bi di coono ci yenn waajur yi donte ni ñetti fan moo ci des seen xalaat bépp moo ngi ci inscription yi ak jënd fourniture yi. mi ngi toog ak doomam ci seen wet ay xale yuy football soxna si di ñu xamal ni ubbite gi beneen coono bu dooleeku la. ñoo ngi nii di ko waajal ay jaboot lañu macha allah boo amee benn élève ñaari élève ba ñetti élève ñeenti élève xam nga ni metti na ndax jamono dafa naqadi bëgg a daw dépense bëgg a daw añ bëgg a daw ree bëgg a daw luyaas surtout koo xamante ni tegoo ko fenn ci loxo yàlla rek nga ko teg daw uti ñëw jox leen bala bët nga bëgg a dawaat uti bëgg leen lijjanti ci école bi bëgg a jox ndékki bëgg a jox añ bëgg a lijjanti école bi metti na ci parents d'élèves yi. madame Diop ànd ak doomam jëm salon ba moom daal mu ngi ciy génn. ouverture ñoo ngi sant yàlla di waaj ndànk-ndànk rek kii laa bëgg a yóbbu nii sama dem leetu sama doom bi dem leetu ji ay tibb ndax inscription yi dafa metti trop man sàng na ma demoon seen école sax pour négocier pour ñu defal ma loo xamante ni naa man daal wàññi ma inscription may fay ndànk wax dëgg yaa fekk naa fa ñu am yërmande nag nanguñu par tranche mais nee nañ ma dinañ ma ko defal réduction pour 2 mois ma dem a góorgóorlu fay. lépp lu mënti xew tailleur bii di Khadim Dia pare na pour dékku ko lenn daal la sant ay doomam moo ñu jàng bu baax. non man na moom sama waa kër yi maa leen di jëndal yëpp maa leen di inscrire maa leen di jëndal fourniture maa leen di defal lépp maa leen fay seen jàng xanaa góorgóorlu rek comme xooli parents yi lu ñuy daj nga xam ne tey inscription bi nu mu boo ci amee ñetti xale rek presque day bëgg a dem ay 200 et quelques mille nga bëgg leen jëndal ay fourniture donc ñoom lan moo leen war mooy ñu jàng rek loolu kese laa leen di conseil boobu rek laa leen di jox ñu góorgóorlu waaw parce que dëkk bi moom metti na trop. waajtaayu école bi ci jamono ji nga xamante ni dëkk bi metti na lool ak feebar bi nga xamante ne moo ngi ci dëkk bi affaire yi doxul. bu fekkente ni ndaw état baa ngi neexal seeni baayoo muy jirim yi diwaanu ko Sédhiou moom commune ba mu yëkkati koppar jol na ci juróom-ñaari millions francs CFA def ko ay jëmtukaay école kayeek biir la ca aju ngi dimbalee ko parents yi ba seeni doom mën a dem ci l'école bi jàngi ànd ak jëmtukaay bi ko war a gunge ci wàllu guddi mel ñu xuus ca gox baa dafa correspondance Ousmane Demba. juróom million lañ faral di joxe atum nekk waaye bi yoon juróom benn million la mairie bu Marsassoum yëkkati ngir jàppale l'école yi Seni Mandiang nekk jaraaf commune bi indi na ci ay leeral. bu ñu defee diagnostic dañu constaté que école yi nombre bi yokk na mais également dañu am ay nouveaux besoins donc bu ñu ma yëgal loolu ma leen donc ren moom fokk ñu yokk montant bi tuuti loolu moo tax on a quitté de 5 millions ba 7 millions de francs CFA te dañu ne loolu aussi duñu xaar ba ay mois de mars ay mois d'avril xaar peut-être que état bi mettre à notre disposition le budget mais nous dañu anticiper pour que ñu nekk ci slogan état du Sénégal mooy ubbi tey jàng tey. ñii di jàngalekat yi rafetlu lañ bu baax taxawaay mairie bi Arona Sadio nekk kenn ci ñoom bokk ci kuréel bu ñu duppee CODEC indi na ci ay seede. munoo wax xale yi ne dañu def ubbi tey jàng tey
xale yi ñëw ba école mënuñu am matériel boo xam ne moom la ñuy jàngee donc maire bi li mu def nii jox ñëpp matériel bi maître yi bu ñu ñëwee ñoom mën nañ def répartition bi seen biir ku nekk jël sa matériel jeudi bu xale yi ñëwee nga jox leen seen matériel commencé jàng. Seny Mandiang jaajëfal na ñi ko jàppale ci mbir mi ñi bokk ci kuréel ndaw yi tamit jot nañ seen ndimbal mi toll ci 1,6 million francs ci sunu koppar. Ibrahima Ba mi jiite stade bu Marsassoum rafetlu na li nu mel. 14 ASC ak 3 clubs maintenant ASC bu nekk am na 75 000 ak 2 structure bu nekk am na 100 000. bokk na tamit li itteel askan yi jamono ji nekkinu lycée bu Marsassoum mi nga xam ne ay néegu ñax ñoo fa bari te saa yu tawee wala ngelawee dañ daal di naaw. jaajëf Ousmane Demba ginnaaw Marsassoum ma def ak ndimbal jëm ci école ba ak jëmtukaayum njàng mi ñu des ci leneen soxal njàng waaye tam surtout xale yu jigéen ñi xam ngeen ni barki de moo nekkoon bëccëg bi àdduna jagleel xale yu jigéen ñi seen i àq bu ca kenn fell leen waaye bu ndee xool dëgg dafa mel ni ñoom xale yu jigéen ñi sax seen i àq ñoo koy fell seen bopp lu koy war a mën a aar mooy waxtaan ak ñoom ñaax leen ba anam bi ñu jëfandikoo internet lañ cay dugal ñu xam ko ndax ñu bari ci ñoom ñu ngi becc ay nataal di ay données personnelles seen ay photo wala seen i mbir kenn ku ne becc wañu na nga mel moo ne loolu ay ngaañ lay jur moo tax waxtaanee ko mënta ñàkkum ay kàngam woote ci ëngamloo ci teewaayu Seydina Omar Kane ma fal reportage. Facebook, WhatsApp, Instagram ak TikTok ay réseaux sociaux yu xale yu jigéen yi sopp lool ci réseaux sociaux yooyu la ñuy publier ay vidéo ñuy fecc ak i fo ay photo ak ay vidéo yoo xam ni ku nekk mën na ci jot denc ko wala jëfandikoo ko. moment où ubbi nga benn réseau rek am nga ci compte ñëpp mën nañu am accès ci sa contenu parce que yow tey par exemple soo amee benn compte ci benn réseau sa compte dañ koy suggérer ñeneen donc ñeneen dañ xam ne am nga compte yaa ngi fi donc déjà loolu rek jox na accès ñu bëri ñu mën a xam yow li ngay def ci biir internet ci biir réseau yooyu. maintenant est-ce que am na ñoo xam ne mun à partir de foofu mun nañ am yow say photo say information waaw loolu mun na nekk. tey xam nga tey déjà am na phénomène u screenshot mooy maanaam nga def benn statut gis naa statut bi capturer naa statut bi garder ko donc déjà loolu rek mun na tax ma récupérer say information say données yi nga def ñu bari noonu la ñuy def sax nit ki mun na waxtaan ak yow li muy waxtaan ak yow di ko enregistrer en même temps donc su ko enregistrer après mun na ko partager. ay xale yu ñuy chantage ndax vidéo bu ñu defoon nekk lu ñuy faral di gis moytu loolu moo tax ñenn ci ñoom tey lool ci ni ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yooyu. man LinkedIn laay gën a utiliser ak WhatsApp. TikTok pour xale yi la c'est un réseau social pour se détendre pour s'amuser et tout mais du la apporter benn atout positif ci sa wàllum liggéey. ñu may utiliser WhatsApp par exemple pour woo samay xarit nekk à l'international pour avoir de la nouvelles et tout parce que c'est plus rapide et efficace. LinkedIn pour sama wàllum liggéey. WhatsApp, Instagram, TikTok. am habitude di dugal vidéo yu bëri yooyu noonu moo tax damay entraîner su ma xëyee damay dem entraînement su ma ñëwee ma tëdd la mooy loolu. daanaka tey googu kese moo tax ñu mën ci mucc bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi informaticien bi. tey li ñuy gis mooy nit ñi chaque jour dañuy bëgg a waneew li ñuy def est-ce que jar na ko parce que également à chaque fois ñuy dugal éléments yi loolu dañuy joxe ay données joxe ay information ci ñoom donc plus ngay joxe ay information plus ñuy xam kan nga maintenant sa sécurité déjà c'est commencer xool déjà yow contenu bi ngay def est-ce que jar na ko est-ce que jar na may dugal éléments yi est-ce que jar na may wax lii est-ce que jar na may wax fu ma nekk parce que da ngay gis ñii dañuy nekk fenn géolocaliser ko ni ko maa ngi fii est-ce que jar na ko donc yooyu yëpp ay aspects la yoo xam ne day wàññi day tax nga gën a am sécuriser par rapport ak contenu bi nga def. ngir am ay abonnés yu bari ci seen compte wala neexal ki ñuy bëgganteel yenn xale yu jigéen yi dem bay filmer wala photo seen bopp yaramu neen ay photo ak ay vidéo yu ñeneen mën a jëfandikoo ngir chantage leen. Seydina Omar Kane bu fekkente ni ñi moom ñi ngi becci seeni jëmm ndax ñàkk xam jëmbul ñee moom dañoo xam am talent di becci la seen xel dina sër
def nañ ko ñenn ci ñoom wane seenu xarañaay ci ay liggéey yu ñuy def lu ni mel moo tax ñu jàpp ni lu nu war a mën a porox ndollu la ngir suqali leen ci wàllum koom ñu xuus ànd ci ak gëstu Isidore Alexandre Sène ànd ci ak Serigne Saliou Deme. Madame Ba dafa ñëw exposé li nga xam ne moom lay liggéey ci Sénégal waaye ci diggante bi nekk na ab visiteur ndax li mu gis Dubaï yéem na ko tàngaay bi nga xam ne moom mooy jolli jamono ji fii ci Dubaï nëbbul benn yoon mbégte bu mu amee. dañoo ñëwoon fii Dubaï pour ci expo bi pour xam nit ñi ñu xam ñu parce que en fait expo bi loolu la da ngay ñëw pour nouer ay contact xam yeneen kii nouer ay partenariat loolu moo ñu fi indi woon. représenté fi aussi Sénégal mooy sunu réew ñu wane li ñu am loolu moo ñu fi indi. nekk nag si domaine bi nga évoluer ambassadeur nga si da ngay essayer wane excellence ce produit li nga xam ne moo ci gën daal moom lañ fi kii wooye représenté sunu réew mooy Sénégal. beneen doomi Sénégal di Magui Bari moom da yëngatu ci wàllu confection maanaam ñaw ci exposition universelle 2020 bu Dubaï ànd na ak responsable entreprise am ngir lawal bu baax a baax métier waaye nag jàpp na ne dinañu amee ay relations d'affaires fii ci Dubaï. On est là déjà pour am ay opportunités d'affaires dans le cadre des relations internationales et tout et aussi pour parce que ñun déjà suñu objectif premier mooy promouvoir le style africain à travers costume africain bi nga xam ne ñoo ko créé dañu bëgg a promouvoir le style africain ça va nous permettre suñu tenue bu ñu ko exposer en même temps et puis le fait ñu expliquer gars yi et tout ça ils vont comprendre carrément ce qu'est comment dirais-je l'élégance africaine en fait. ay at a ngi nii réewu Sénégal soobu na ci li ñuy wax politique industrielle boobule politique war nañ ko wane bu baax a baax fi nga xam ne moo di Dubaï kii mooy directeur général bu APROSI. Sénégal nag ñëw bokk ci lu am importance la ñëw wane moom Sénégal li nga xam ne moom lay def mais également échanger xool lan moo am ci réew bi ci réew yëpp. moo tax ñu ñëw ci ak délégation sénégalaise APROSI ci boppam moom daf doon liggéey ci domaine industrie ci site industriel def lu am solo ak président de la république sant ñu ko ñu def lu am solo Diamniadio def lu am solo ay projets yu am solo aussi ci industrialisation ñëw war ko wane aussi war fi jàngaat échanger ak ñeneen ñi jéem a aussi jaay sunu ay plateforme industrielle jaay économie Sénégal pour que investisseurs yi jógee fii dem Sénégal. lu dut industrie lii di tourisme lu ñu war a bàyyee xel la ndax réew yu bari jamono ji ci àdduna bi war na roy ci Dubaï. dañoo war a xool li copier ko def ko modèle parce que lii ñun Sénégal rek àdduna bi yëpp xam ne lii daa rafet daa tax yow moo leen indi. pour découvrir beaucoup de choses léegi nag man loolu laay wootee président Macky Sall c'est vrai mu ngi def Diamniadio mais nañu gën a investir tamit jël suñu alal bi investir ci secteur tourisme ak leneen pour mu mun a dox. laata président Macky Sall di ñëw ci àllarba ji ngir ubbi li nga xam ne moo di pavillon Sénégal doomi Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk jamono ji ñu ngay wéyal seeni visite ngir rek mën a am yeneen i expérience ci yeneen i réew. jaajëf Serigne Saliou Deme ak Isidore Alexandre Sène ca Dubaï di expo 2020 leneen tam lu aaja exposé ña nga ca wàllum art lay doon festival bi nga xam mooy panafricain jëm ci wàllum cinéma di rek amee ca Burkina Faso ca ñu koy jaxal mbirum télévision ñu ngi koy wooyee FESPACO daanaka ñeenti fan rek moo ca des ñu yegg ca ña ngay waxtaanee wàllu guddi mel ana fu mu tolloog wàccaay gëm ak lu jëm ca prix ba nga xam dañ ko tekk dañ ciy xuus ànd ak faram fàcceek Abdourahmane li ànd ci ak ma fall ñu ngi fësal seen mbégte seen xel dal gannaaw dëkk bi nga xamante ni mooy invité d'honneur u FESPACO bi noppiwee pare kon ngir FESPACO bi groupe Sénégal ngir événement gu jaar yoon génnee na su suñu koppar lu toll ci téeméer ak ñaar fukki millions. décider que système de sonorisation maanaam matériel sonorisation bu ñuy utiliser FESPACO Sénégal moo ko war a joxe. mu daal di ñuy dikkee lu toll nii juróom fukki millions. boole ci président décidé naan nañu jox Burkina Faso enveloppe bu 25 millions pour ñu utiliser ko ci organisation FESPACO loolu Sénégal moo leen ko jàppale. mu ne daal bëgg na mettre en place benn prix spécial boobu am na boo xam ne am na valeur 10 millions. muy prix spécial Macky Sall bu weesoo moom njiitu réew mi daanaka réew mi yëpp taxaw ngir xew-xew boobu producteurs yi ci réew mi nar nañ fa yóbbu seen xam-xam ci wàllum cinéma lépp ngir jéem a gagné ñaari téeméeri prix yi nga xamante ni
nar nañu ko fa teg niki ay jongante. Nous devons beaucoup à cette génération qui monte. ndaw ñi nga xamante ni ñoo ŋànk cinéma bi jamono ji war nañu leen delloo njukkal muy génération woo nga xamante ni dañoo yeesal liggéey bi rawatina ci wàllu mbind mi Ousmane Sembène da doon wax benn wax bu am solo da doon wax ni cinéma daa war a am sant loolu lu muy wundu mooy képp kuy yëngu ci wàllum cinéma daa war a xool nan lay def ngir indi lu yees ci liggéey bi ngir jaaxal àdduna bi te yaakaar naa ni édition bi dina doon ngir ñun ñu fexe ba yegg ci jubluwaay woowu. De tenter d'éblouir le monde et surtout d'être à la hauteur. Réseau des entreprises audiovisuelles et cinématographiques mbir moomu ñu ngi ciy bàyyi xel li waral nag Sénégal dugal koppar bu bëri bekk jàppale wam ci bile xew-xew nag moo di Sénégal bokk ci réew yi nga xamante ni nañu leen fa ràññee bu baax muy édition gu yees ci jamonoy mbas. Ce festival va brasser du monde. Festival bi dina fees dell ak nit bu ñu jëlee ci wàllum liggéey bi dong daañu xaarandi lu toll ci 7000 jàpp 10 000 nit yi nga xamante ni nar nañu fa teew bu weesoo loolu nit yi nga xamante ni dañuy ñëw ngir seetaan si nar nañu toll ci ayu bés boobu 400 000 mbaa sax lu ko ëpp loolee waral am na benn commission bu ñu taxawal ngir ab protocole sanitaire. Il y a une commission qui s'est chargée de mettre en place un protocole sanitaire. diggante fukk ak juróom benni fan jàpp ñaar fukk ak ñett ci weeru octobre bi cinéma nar na nekk à l'honneur biir Afrique muy xew-xew woo nga xamante ni mën nañu ci seetlu teewaay ñi nga xamante ni ci wàllu musique la ñuy yëngu fii ci réew mi ku ci mel ni DJ Awadi wala Baba Maal. leneen ci xibaar mi ngi soxal mbirum énergie wàllum courant bi ñu koy jëfandikoo ci wàllum koom nu su ko war a gën a mën a yaxanale gën koo ñoŋalit ba mën ko gën a jëfandikoo tàggat am na ci ay agent yoo xam ne dañuy tàggat ba nu mën a fexe ba tasaare xarala yu yees yi ak façon yu ñuy génnee courant jëm ci wàllum jant beeg ba ci ngelaw li ndaje mu yaatu moom duñ ciy xuus ànd ci ak gëstu El Hadji Babacar Seck. pàcc bu njëkk ci projet développement courant bi jógee ci jant bi ci Afrique sowu jant door nañ ko ak tàggat ci lépp lu jëm ci courant bi jóge ci jaww ji wala naaj bi te ñaar fukk ak ñeenti acteur jóge ci CEDEAO séq ko. dañuy produire électricité boo xam ne électricité bu set la maanaam amul lu ñuy sànn ci jaww ji mais nag nu ñu énergie yooyu setee si la ñuy amee ay problème si nuñ leen di utiliser ndaxte dañ nekk énergie yoo xam ne mun na jékki-jékki léegi am mun na jékki-jékki léegi taxaw ndax souvent day dépendre si naaj bi wala mu dépendre si ngelaw bi. loolu nag comme kenn mënu ko maîtriser dafay baax nag ñu am ay nit nga xam ne suñuy utiliser centrale yooyu dinañ ko mun a jëfandikoo bu baax. ci formation boobu ñii di WAP di kuréel gi yor jokkalante courant ci biir CEDEAO dina fexe ba ñëpp ñi ciy liggéey am ay jumtukaay ngir mën a ñoŋal liggéey bi. Et le problème dans notre sous-région. suñu jafe-jafe ci Afrique sowu jant moo di ne sunu xam-xam tax koo màcc lool ci li ñuy woowee énergie renouvelable loolu mën nañ ko wax ci ministère yi ak ci këru liggéeykaay yi nga xam ni ñu ngi yëngu ci wàllu courant buñ jàppee ni lii xarala yu bees la sunu warugar mooy tàggat ñi ciy yëngu ndax ñu mën koo jëfandikoo. Mener ces connaissances là au niveau de la sous-région. ci wàllu énergie solaire Sénégal amal ci liggéey bu am solo ndax téeméer boo jël ci li ñuy togg ci courant fanweer yi ci jant bi la jógee. Sénégal fu mu toll ren mooy. boo xoolee lu mu am ci puissance lu mu installé yëpp téeméer boo jël fanweer yi énergie renouvelable donc mu bokk ci pays yu nga xam ne ñoo am taux bu gën a élevé ci wàllu énergie renouvelable. ginnaaw francophonie lu ci tolloog fukk ak ñetti technicien yu jóge ci réew yi làkk anglais dinañ leen wutu ci Cap des Biches ñoom it ñu am yéene tàggat leen. yegg nañ ci pàcc bi nu jagleel toog tekki ci réew mi ay doomu réew mi nekk ci réew mi di koccal ngir taxawal daram ñenn ñoom def nañ ko kenn nga ni kok la mu nekk jàmbaax la ca wéet na ca itam naam ndax atum 2015 la ko tàmbalee defar ca mooy defar ay fowukaayu xalem waaye nag da ko def mu ci saanoo fii ci Afrique ngir africain mën ko jëfandikoo kooku mooy kan ak na mi liggéey dañ ci ànd ak Seydina Oumar Kane. Alifa ab boutique bu jaay ay jouets yu particulier fii lépp ci culture Afrique lañ ko jëlee ay poupée yu ñuul ñoom ñëpp ñu solal leen wax ay puzzle ci carte Afrique wala bu Sénégal
ak ay livre yu am ay léeb yu ñu jëlee ci culture Afrique. africanité bu Racky Daffé fonk lool. parce que loolu moo ñuy permettre tey ñu mun a xam suñu bopp déjà balaa ñuy xam ñeneen ñi ndax tey nii soo gisee xale yi jouets yu ñuy foowee ay jouets yoo xamante ne day représenter neige par exemple wala ay jouets yoo xam ne day représenter ay doomu tubaab yoo xam ne dañuy am ay karaw mboq xam nga loolu du ñun baax na xam ko parce que ça fait partie de l'extérieur mais lan moo am solo mooy njëkk a xam suñu bopp njëkk a valoriser lu ñu am voilà balaa ñuy dem seeti feneen. ci atum 2015 la Racky ubbi boutique bi ginnaaw bi mu amee doomam bu njëkk doom bi mu bëggoon yar ci culture ak valeur africaine. bu ma amee sama doom parce que ma dama mës a gëm ne culture africaine dama ko war a inculquer samay doom voilà donc bu ma amee sama doom ci laa xalaat ne amuloon dara ci marché bi loo xamante ni mënoon na ko permettre mu jàng ci Afrique donc si laa commencé di liggéey ci projet Alifa. tax ba ñëpp xam te bëgg culture africaine loolu mooy mbébétu Racky ba tax mu bëgg ubbi yeneeni boutique ci Afrique ak ci àddina bi. tey nii bëgg nañ Alifa egg Afrique yëpp ñëpp xam lan mooy Alifa ñu permettre ay xale yu bëri ñu mun a découvrir suñu foyekaay yi ndax da leen di permettre ñu xam vraiment seen environnement xam tamit seen culture donc tey nii tamit bëgg nañ ko importer à l'international comme ça yeneen dëkk yi mun a xam lan mooy Afrique yeneen xale yi tamit mun a xam lan mooy Afrique parce que c'est dès le bas âge voilà que la ñu mun a intégrer yenn yi ci seen xalaat ci seen esprit comme ça ñu mun a vraiment am intégration sociale bu intéressant. mu nekk concept bu ñu dul faral di gis te sénégalais yi bëgg ko Seydina Omar Kane jaajëf waaye itam jaa ngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision yi TV lii moo daal di toj ci pàcc bi xabaaru maraxim bàyyi leen ak la total Cheikh Hassana Fall ak i ganaam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf